càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man la seen mbokk seen xarit seen am di jàmm imaam Ahmadou Mokhtar Kanté di leen nuyu yéen ñëpp nuyu bu ëmb yërmande ak barke bu bàyyeekoo ci sunu borom subhanahu wa taala nuyoo boo xam ne ñu ngi koy wesaare ci àddina bi yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoom ñuy déglu fii ci ITV moo xam ñu ngi ci Sénégal moo xam ñu ngi ci bitim réew ci àddina bi yëpp wërngal këpp. jataay bi suñu borom defal nañu tawfiq ba mooy doon jataay bi njëkk muy numéro 1 ci émission bi ngeen doon xaar ci ITV te ñu duppee ko càmbar ci diine. duñ ko tàmbali te defuñu li ñu war a def te lislaam sant ñu ko mooy sant ak gërëm ñépp ñi nga xam ni dugal nañ seen loxo seen xalaat ba émission bi mën a sotti. tàmbalee ci loolu direction bi fii ci ITV tàmbali ci président bi Mamoudou Ibra Kane ci directeur Alassane Samba Diop soxna Dorine ak ñi nga xam ne ñëpp dugal nañ seen loxo ci émission bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. su ko defee suñu émission ñu ngi koy tàmbalee laytaay boo xam ni dañ leen di wax lañ lañu jublu waxtaanee ko ci numéro bu njëkk bi. thème bi dana nekk thème boo xam ni wóor nañu ne yéen a ngi xaar ku leen ci jox ay xibaar ku ko sara ay boroom xam-xam yu ko waxtaanee. thème boobu lan la mooy corruption et faux billets au Sénégal ce qu'en dit l'islam. lépp loo xam ne dafa aju ci xeetu ger ak xaalis boo xam ni sellul wérul ak nu ko lislaam gisee loolu mooy thème bi. yaakaar naa ni juumuma su ma waxee ni réew mi yëpp ñu ngi waxtaane loolu ku ne yaa ngi koy waxtaane ci sa bureau wala ci sa kër wala ci groupe WhatsApp bi wala feneen ak feneen. kon dana baax ñu woo ay boroom xam-xam niñ ko defee ci émission bi séq ko ak ki nekk sama ndeyjoor nga xam ni mooy doyen Ngouda Fall Kane. ci gàttal rek après moom dina dellu si gën a wax tënkal ñu leen ci jaar-jaaram mooy ancien président wala premier président CENTIF kuréel boobu nga xam ne moo doon toppatoo mbiru xaalis ak mbiru finance ak mu jaar ci yoon dana ko gën a faram-fàcce. moom mooy notre expert du jour. danañ ko jox ay minutes yu takku ngir mu indil ñu secteur boobu nan la tëddee lan moo fa xew ni mu ko gisee. bu ko defee ma am ci sama càmmoñ ñoo xam ne ñoom ñooy mottali émission bi ndax ñu ngi ko wax tuddee càmbar ci diine. ki ci njëkk mooy Cheikh Tahir Fall bu Pire nga xam ni sama oustaz la tamit depuis ba ma nekkee étudiant lu bëri jàng naa ko ci moom ba léegi nag kóllëre moo dox suñu diggante. moom dina indi ay chara dinañu waxtaanal tamit ci lislaam lan lañ fa war a jëlee ci ay jàngale yoo xam ne mën na dimbali réew mi dimbali jullit yi ngir loolu ñuy jooytu ci wàllu guerre ak wàllu faux billets ñu mën ci am ay solution yoo xam ni day baax ba pare ñoŋal réew mi. ci wetam sama jeune frère imam Biram Pouy nga xam ni miin nañ ko fii ci média yi miin nañ ko tam lépp luy secteur informatique ak wàllu yooyu du ma ci dugg ndax élément technique yooyu ñoom ñoo ko gën a séq waaye tamit kuy observer société bi la. nekkoon na tamit wala sax nekk na ba tey imam depuis ba mu nekkee étudiant moom tam nekk na chroniqueur bi nga xam ni moom mooy joxante loxo ak imam Tahir Fall. kon dafa mel ni lii lañ bëggoon ubbee waxtaan bi muy sunu xët bu njëkk ñu tuddee ko laytaay bi. su ko defee ma jox kàddu doyen Ngouda Fall Kane mu présenté wu ma def tour de table ñu doog a dem suñu deuxième point suñu ñaareelu xët bi nga xam ni moom lañ tuddee gaaral bi
dinaa leen wax lan lañ ci jublu bismillah doyen Ngouda Fall maa ngi jox kàddu. jërëjëf imam bismillah rahmaan rahim imam maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi nga ma invité di nuyu di sargal di jox wàccuwaay kilifa yi nekk ci kër gi yëpp ma commencé ci Mamadou Ibra Alassane ba ci journaliste yëpp di également sargal oustaz yi fi nekk borom xam-xam yi fi nekk waaw comme ni nga ko waxee ñu ngi may wooye Ngouda Fall Kane waaw c'est vrai que maa jëkk président CENTIF maa ko ubbi sax waaw ba ma koy ubbi décret ak loi lañ ma jox xaw ma sax lu ne ci biir waaw mais nekkoon naa inspecteur général d'État aussi hein nekkoon naa secrétaire général ministère des finances nekk naa également pendant presque 25 ans inspecteur principal du trésor de classe exceptionnelle père général receveur général et cetera donc yàgg naa liggéey ci xaalis ba mujj gi may liggéey ci ñu ñuy xoolee nu ñuy luubalee xaalis waaw donc ci actuellement maa ngi jiite kuréel boo xam ni ñu ngi koy waxee alliance contre le crime organisé en Afrique mooy ak ñu lëkkaloo bëgg a jàppale état yi ñu mën a xeex criminalité boo xam ni guerre ngi ci biir terrorisme ngi ci biir vente de drogue ngi ci biir foo mën a yàlla lépp ngi ci biir waaw alliance boobu maa ngi koy présider depuis 2017 la ñu am récépissé reconnu par l'État donc ci sama jaar-jaar xëy na rapidement loolu la ci mën wax. tabaarakallah yàlla na la yàlla defal tawfiq ba ci kuréel boobu nga sanc te ngeen am récépissé bi li ngeen ci am ci ay objectif ay jubluwaay li ngeen ci bëgg a liggéey ba yàlla def ci mu sotti ak jàmm ndax njëriñu ñëpp moo nekk ci liggéey boobu su ko defee ma jox léegi kaddu gi sama cheikh bi ni ma leen ko waxee léegi cheikh imam Tahirou Fall bu Pire moom tamit mu wax lenn ci jaar-jaaram bismillah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala imam Kanté maa ngi lay fay nuyoo di la ziyaara di nuyu suñu gan gi Serigne Ngouda Fall Kane di nuyu sama rak Biram Pouy di nuyu waa téléspectateur u ITV yëpp rawatina émission bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy daloo tey muy càmbar ci diine ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñu ngi koy safoo di ko topp yëpp di am mbégte mu rëy teew ci jataay bi rawatina ubbi bis kii bu njëkk bi liggéey bu njëkk bi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def succès bu mag liñ ci jubli ci jàngale ak yar ak defar ak penc mi ñu ñoŋal ko loolu yëpp ñu yàlla may nu ko ba ñu mën koo am ci émission bi am ko ci kër gi te loolu mooy yéeney kilifa yi mooy yéeney ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi léegi waaw man ndonga daara la sama jaar-jaar yëpp daara la juróomi at ba juróom fukki at ak juróom maa ngi ci daara sama njàng yëpp alxuraan la taalibe buy jàng di yalwaan ñu dima dóor ak def yëf ba ma mokkal alxuraan ci sama rakku baay jóge fa jàng da arab ba am bac dem jàngi Mauritanie jàng tam topp njàng mi ba am lijaasa ci wàllu alxuraan donc man du ma ustaas sax jànguma li ay yi gaa ñi jàng mais man njàngu alxuraan laa spécialisé wu sama métier mooy yor daara maa ngi yor daara fii mu nekk nii daara ju tudd Hira éducation nekk Kees du daara alxuraan joo xam ne internat la dañ koy jàngale yàlla dogal na tam am naa jaar-jaar ci wàllu woowu ndax jiite naa fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal yor naa fii mu toll nii association bu tudd RAD mu rassemblement des amis des daara ci yooyu la ñuy yëngu wàllu alquran ak diine ci kër gi itam la ñuy liggéeyee di fi def tafsirul quran ci àjjuma bu nekk ak di def émission daara yi ci kër gi di ITV i rajo. D'ailleurs waxtaanu daara yi ak taalibe yi yelwaan bi danañ ko def thème te xam naa ne di nga am sa place bu baax ci thème boobu pour ñu gën ko xóotal léegi yow kon yelwaan nga dóor nañ la. yelwaan naa juróom-ñeenti at. nga yelwaan ko. juróom-ñeenti at yoo xam ne est-ce que mës nañ la jéng. jénguñu ma nag. mësuñ la jéng man sama sëriñ daawul jéng. waaw kay dañ daan pini di dóor waaye jéng moom mosuñu ma ko def. parce que day am ñoo xam ne dañu ne daara foog ñu jéng la. non jéng jaaruma ci. jéng moom jaaruma jéng mosuñu maa jéng. waaw loolu dana si daara ji ma newoon tam mosuma faa gis kuñ jéng.
aywa kon danañ si ñëwaat incha allah. alors Biram mon jeune frère Biram léegi loo ñu bëgg a wax ci say jaar-jaar tënkal ñu nag parce que lu ne nga dugg ci secteur yëpp presque nga xam mais da nga ñuy tënkal rek comme ça ñu attaqué directement waxtaan bi. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu ala rasulillah Muhammad amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu pencum daara E-Media mu ne daara E-Media je parle du groupe E-Media Invest mu nekk groupe gu bees bu war a wane xar kanamam fii ci Sénégal ak fépp ci àdduna bi on parle ici et ailleurs bien sûr càmbar imam muy émission bu bees boo xamante ni kenn ku nekk si ñun war na si gis boppam je pense que c'est le but recherché muy càmbar pour càmbar nag ñuy présenté wu bu gën a gaaw Biram Pouye boo xamante ni pour être ce qu'on appelle le citoyen ordinaire ou bien ce qu'on appelle le citoyen du monde dañ nekk ci àdduna bu mujj boo xamante ni yàlla bi muy créé àdduna bi il a voulu que les hommes restent polyvalents yàlla dafa bëgg. surtout baa ngi bëgg a bëri. voilà nit ñi xam ici ailleurs na imam donc nit ñi xam waaye itam nit ñi mën je pense que loolu moom mooy présentation bi gën a gaaw mooy fexe ba lépp loo xamante ne xam-xam la buy jàppandal doomu aadama nekk itam ci kaw suuf mën baax ñu ngi ciy soobandi mais sama formation initiale mooy ingénieur en informatique je suis développeur de logiciel entre autres je suis quand j'étais bi ma nekk université aussi nekkoon naa imam di jiite foofu comme li nga xamante ne mooy li sëñ Cheikh waxoon fi ñu jëm mooy fexe ba ëllëg ñiy génn ci école yi ak génn ci université yi génn ci hôpitaux yi ñooy duggaat ci jàkka yi je pense que imam Tahir dina ñëw ci modèle bi nga xamante ni loolu la. jërëjëf Biram jërëjëf yéen ñëpp ñi ma seqal waxtaan bi kon léegi dañu bëgg su ngeen ma ko mayee ñu jàll ci reportage boo xam ni defoon nañ ko ci waxtaan bi nga xam ne dañ ko duppee corruption et faux billets ñu déglu reportage bi bu ko desee ñu dellu si ci plateau bi. waaw yow ngay fay ko ay millions mbaa 500 000 tey jii ngay def ay faux billets ñàkk kon loolu gourmand la. ñu jàpp si faux billet caabi bi ko tëj boo kenn gisati nañ ko tëj damu caabi bi sànni ko si géej bi. fii ci rond-point Liberté 6 ñii ay taximan lañ ñeneen ñi ay commerçant ñëpp ñàkk a doylu lañ gis ci ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum xaalis bu bon mu doon phénomène bu jege loolu li nga xamante ni moom mooy guerre. te temps yi loolu moom moo xaw a jaxasoo même réew mi lu ñuy wax la lu ñuy waxtaanee la ak ay problème temps yëpp lu ñuy wax avec le dénommé j'ai un peu oublié son nom parce que c'est un peu compliqué. corruption moom xoolal si dara bi la nekk si dara sénégalais yi si la nekk fii ma nekk ba si ñi toog si kaw kii ba fa la nekk ci la ñuy dundee chaque jour parce que damay ñëw fii da ngay jàpp damay ñëw fii si yow fii genre benn bëgg place au moins bëgg rek place benn place ñëw bëgg place aw ma ku nekk sama ginnaaw yow nga am ku nekk foofu dañ lay woo téléphone nga wiiri si ginnaaw dugg ñu arrangé la man su ma ñëwul def mbuxum dañ naan boo bëggee jàll da ngay joxe naan. ñaari yëpp benn tanew si moroomam muy bii muy beneen ñaari yëpp suñu chef religieux il ne cesse de nous conseiller pour wax ñu vraiment nit bul dem di uti ji lu yomb foog nga dem uti ji liggéey ñàkk jëriñu. dem yeewu 8 heures wàcc 18 heures di gañe loo xam ne yow yaa ko liggéeyal sa bopp nga xam ne soo ko joxee sa pap boo ko joxee sa yaay dañ si mën a jëriñoo te voilà dina yàgg si te dañ lay gën a ñaanal. Sénégal doon na réew bi nga xamante ne lu ci ëpp ci population bi ay jullit lañu waaye loolu taxul ñu nemmeeku fi ay activités yi nga xamante ne yoon islam daf ko tere loolu. activité faux billets ak corruption yooyu yëpp dafa nekk ay pratiques yoo xam ne vraiment ay grands péchés d'abord formellement interdites par l'islam islam tere ko lool ŋàññe ko lool. képp ku koy def yàlla dig na la ay duma fii ci àdduna dig la tam ay duma ci àllaxira ndax alal bépp alal boo xam nit ki jëlee na ko ci nger alal boobu day nekk alal boo xam ne bu illicite la képp ku koy dundee da nga xam ne yaa ngi lekk posan ndax alalu nger posan sax moo ko gën a woyof ni posan di def ci doomu aadama noonu la alalu nger di def ci doomu aadama moo tax ku koy dundee doo mos a wér moo xam alalu corruption la bu jógee ci faux billets ci faux médicament ci drogue ak lu mu mën a doon bépp xeetu corruption boo xam ne alal ji ciy tukkee yaa ngi koy dundee na nga xam ne yaa ngi lekk posan moo tax loo ci gis képp kuy dundee alalu nger doo am wér-gu-yaram heure bu nekk yaa ngi dem France di faju ji yaa ngi dëkk ci hospitalisation yaa ngi dëkk ci ay jóg ak daanu rek di faju rek alal yooyu nit ki ci faju rek lay mujj. xaalis bu bon ger ay activité la bu yoon islam dàkkal ci fànn yëpp ñaari phénomène yi lee
bokk na ci lu mën a yàq koom-koom réew moo tax bépp état bu bëgg a jëm kanam war naa xeex ñaari mbir yi lee. waaw kon dellusi nañ ci plateau bi di gërëm bu baax ñi nga xam ni ñoo doon def reportage bi dem di wax ak nit ñi citoyens yi léegi li may njëkk a def mooy kon jàll ci tomb boo xam ni damay jox chroniqueurs yi balaa may dellu ci expert bi ñu sara liñ jot a dégg Cheikh Tahir Fall li nga jot a dégg sénégalais yi wax ko ci mbirum suñu thème bi lan mooy sa sara yu njëkk yi ñuy baaxee. lu njëkk li mooy suñu borom subhanahu wa taala imam daf ñoo tere te lépp lu ñu tere ngaañ daf ci nekk ci àddina ak ci àllaaxira bu ñu nee yàlla tere na nangam loolu li muy tekki mooy nangam jooju yàlla tere bu ko nit bàyyiwut dana ci amee merum yàlla loolu diggante nit ki ak gëm-gëmam bu ëllëgee ci kanamu borom bi la bind di la laaj li mu la bindee woon ak li mu la fi indi woon loo ci def bi ci des mooy lépp lu mu la tere boo ko defee ci sa jëmm yow day yàq sa jëmm day détruire sa personnalité détruire sa pureté bi nekk sa biir waaye dafay détruire la société bi nga xam ne ci lañ bokk donc corruption lu yàq jëmm ji koy def la wala jëmm yi koy def parce que corruption du am mukk ci benn jëmm borom xam-xam yi dañ koy wax ñett lay doon dafay am rachi ak murtachi ak rayish rachi mooy ki nga xam ne mooy gere ki nga xam ni mooy joxe pour ñu jox ko lu mu moomul ki ñu nangu ñu jox ko pour mu joxe lu mu wërta joxe kooku mooy murtachi am ku ñuy tuddee rayish mooy ki nga xam ni mooy def intermédiaire bi ki nga xam ni mooy sol costume bu rafet bi na ma baal borom costume bi wala sabadoor bu rafet bi yor saak wan mel na ni fii lay liggéeyee te liggéeyu fa ñëw di dox def intermédiaire ci diggante yi pour am corruption kooku la ñuy tuddee rayish donc ki jël xaalis bi recevoir ko ak ki ko joxe ak ki dox diggante bi ba loolu mën a nekk facilité ko ba loolu mën a nekk am na ca wala amu ca ak lu mu ca mën a am ñetti ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla rëbb na leen te rëbbum yàlla nag buñ ko waxee imaam mooy forme bi gën a grave ci interdiction maanaam buñ ne nangam xaraam na mais rëbbum yàlla newu ci nit mën na koo def ba noppi def lu xaraam lañ koy tuddee mais da am ci bàkkaar mais buñ ne yàlla rëbb na ku def nangam ça veut dire que non seulement li nga def dafa xaraam kenn dootul laaj ndax dafa xaraamam déet mais dañuy wax ni yàlla xañ na yërmandeem parce que rëbb loolu lay firi xañ na yërmandeem kii def jëf sàngam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy waxee daf ni laana allahu yàlla rëbb na kon rëbbum yàlla dafa ne ci képp koy def corruption yow mi koy dox yow mi koy facilité yow mi dox ci diggante bi mais société bi koy def itam société bu nëpp lay doon parce que dëgg dootu fa nekkati mbaax dootu fa nekkati jàmbaar dootu fa amati njariñ jàng sax dootu fa amati njariñ dara dootu fa amati njariñ xoolal xale bi jàng ba nga xam ne dafa jàng ba am sonn pour am diplôme am ñu ñëw diplôme bi ñu ni ko doññet jox ko moroomam mi nga xam ne jàngul parce que woy juru kii dem na jënd fa ñuy joxee diplôme yi jox ki kële loolu ku gën a nekk corruption xoolal nit ki nga xam ne dafay def soumission ci benn appel d'offre indi dossier am ñu jël ko mu xool moom mooy liggéeykat bi jàmbaar la mën na liggéey bi lépp tege na ci njub tege ci yoon mais indi na kii yam parce que nanguwut a joxe xaalis que leen ñëw joxe xaalis ñu jox ko marché bi te moom yayoowu ko te mënu koo liggéey kooku bu ko liggéeyee loolu du baax benn ñaareel bi dana ci fay ñu ci moomul ñetteel bi xañ na ko man ñeenteel bi lor na population bi yëpp parce que liggéey bu bon boobu ak doxin woowu day yàq population bi yëpp tëj na sax société bi jàmbur parce que kooku ñu waroon a jox marché bi te joxuñu ko mu engagé ay nawleem di leen fay joxuñu ko marché parce que nanguwul neexal yàq nañu société am chemeloo nañu ay borom kër def nañ lu baree bari donc corruption ci wàllu diine rëbbum yàlla moo ciy juddoo mooy meram yàlla na ci yàlla musal ci wàllu nit ki yàq jëmm nit ki moo ci mero mooy dem ba nit ki léppam puur yi ci biir suy jaamu yàlla sax yàlla du nangu jaamu yàlla na aj màkk yàlla wax na ko yonent bi wax na ko waa ji dem lekk lu xaraam dem aji màkk bu nee la bayka yàlla ni ko yaa ngi wuyu waaye man woowuma la ba ngay wuyu séqumaa ak yow dara bu demee ci jàkka ji la muy def di gisal yëpp yàlla gisu ko subhanahu wa taala kon li muy tekki mooy corruption day yàq pas-pasu nit ki yàq diggante nit ki ak boroomam yàq jëmmu nit ki mais yàq aussi société bi yàq famille bi yàq sax ndaw ñi parce que ndaw li nga xam ne da doon xool modèle di xool liggéeykat bu mën a liggéey pour mu toppandoo ko mu gis benn waay boo xam ne dafa xëy rek yor ay milliards ci def ay raccourcir
ndaw loolu dootul amati modèle. day jàpp ne kon xaalis dañ koy lijjanti jarul muy jàng jarul muy lijjanti jarul muy def dara parce que boo defee ni waa ji di nga am xaalis te xaalis rek la bëgg mais su fekkente ne woon corruption amul nga xam ni pour nga am xaalis pour nga am milliard lii ngay def ñu teg ko mu leer ñëpp liggéey ku bëgg a liggéey ku bëgg milliard dem liggéey ko ku bëgg million dem liggéey ko loolu dana nekk liggéeykat yi liggéey ba réussir danañ nekk modèle ndaw ñi danañu roy ci ñoom pour mën a am dara mais su fekkee nit ki day ñu jaaj pour am dara loolu yàq na jeunesse bi donc yàq société bi yàq jeunesse bi yàq jëmm ji koy def yàq digganteem ak boromam wala iyaazu billah yàlla musal ci loolu. alhamdulilah kon ndeke l'islam ndeke du diine boo xam ni nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy gëmee malaaka yi nu ñuy defee umra ndeke du lool rek la ñu l'islam jàngal ndeke tamit nu ñuy wutee alal l'islam daf ci jàngale am lu mu ci tere am lu mu ci daganal dafa mel ni loolu. ni nga ko waxee nii xanaa sénégalais yi nga xam ni ñu ëpp ci ñoom jullit lañu loolu dafa leerul ci ñoom oustaz yi ñoo ci dul xutba lu doy di ci waxtaan lu doy wala Biram Pouy yow nan nga gisee loolu lu tax sénégalais yi nekk jullit ba pare li Cheikh Tahir Fall wax léegi xaw fee tumuranke parce que mbiru corruption bi expert dina ci ñëw bu ci kanamee mi ngi bëgg a doon loo xam ni dafa ëppi loxo parce que doo toog léegi benn jour déggoo ci presse bi kii détourné na kii def na ay faux billets kii jël na lu moomul Biram Pouy yow pour yow nan nga gisee loolu. alhamdulilah Imam Kanté di gërëm Cheikh Tahir Fall ak sunu expert bi xam naa incha allah boo xoolee CV bi ak mbir yi nga xamante ni yëngu na ci wàllu xaalis xam naa dina gën a mën def comparaison bu am solo par rapport ak li xew mais li gën a am solo Imam Kanté ñu war koo xam ci càmbar ci émission bi pour nit ñi bañ ci bàyyi xel mooy da nekk ci àdduna boo xamante ni professeur àdduna bi nekkatul àdduna bu identifier nit ñi dañu jàpp nit ñëpp ñoo yem. moo tax corruption ci àdduna bi amul kenn ku ko d'accord pourquoi parce que ñëpp ñoo bokk benn àdduna bi ñu yeewoo muy phobie boo xamante ni da nga ko def CFA la wala livre la wala dirham la penc bu mu mën a yeewoo kenn d'accord ci ñëpp xam na ne penc bu ñuy yeewoo dañuy créer masse mën a ci d'accord ci ni lii la buñ ci injecté mu indi perturbation li gën am solo Imam Kanté parce que boo xoolee Sénégal yi ñu wax moom boo defoon beneen pays tamit boo defoon micro trottoir loolu ngay am mooy lan mooy dañu remarqué que àdduna bi dafa jaxasoo waaye itam nit ñi li ñuy def mooy lépp loo xamante ne yaakaar na moo leen amal njëriñ pourquoi imam j'insiste boo xoolee ca njëlbeen laataa dara di xew j'insiste parce que loolu moo gën am solo mooy yàlla subhanahu wa taala bi mu bëggee créer adduna bi te tàgguñu kenn Imam Kanté tàgguñu professeur kon ñun ñëpp bi ñu fiy ñëw nii parce que yàlla soob mu ñu ñëw su ko neexee bu ëllëgee mu jëriñu fi bu lecture boobu leeree suñu bopp maanaam li mu fiy def ci kaw suuf mission boobu nga xamante ni kenn ku nekk nit am na temps créer caméra bi nit am na temps créer li nga xamante ni moom mooy image on a le temps de créer notre vie maanaam am nañu temps wu créer adduna bi nu bëgg mais adduna bi nu bëgg est-ce que noonu la war a mel parce que y a un être suprême qui a voulu ko mel neneen léegi yàlla subhanahu wa taala suuf soosu nga xamante ni moom la lal mu ñëpp nekk ci nag dafa ne bu kenn yàq al façade la wax xam na imam Tahir dina ci ñëw al façade boobu nag borom xam dañuy wax ni ñaara am façade mooy li nga xamante ni baaxul ak li nga xamante ni mooy lu baax mooy le contraire dañuy wax kon li nga xamante ni mooy al façade diddu salaax mooy loo xamante ni lu baax la lu yiw moo tax ñu ixlaas donc kon lépp loo xamante ni teguwul ci yoon wu tegu yoon loolu moom mooy corruption par défaut corruption mooy lépp loo xamante ni teguwul ci yoon kon doomu aadama bu teguwul ci yoon rek jamono ji mu teguwul ci yoon rek moom commencé na yàq ko suuf pourquoi. te dogguma la parce que yàq bi ngay wax te dafa mel ne loolu sax ci cosaan. parce que bi ngay wax jëlee borom bi ni mu sàkkee suuf si am li mu fi bëgg maanaam ñu defar ko la bëgg ci wàll yëpp mais dafa mel ne ci cosaan ci boppam sax bi nga xamee ni mi ngi waxanteeg malaaka yi. di leen xibaare. aywa wa yasfiku dima kon dafa mel ne loolu la gungee doomu aadama yi ci kaw suuf wala leen di déjà am nga benn genre lettre. li gën a yéeme mooy les premiers termes yi nga xamante ni moom la yàlla njëkk moom la Cheikh Tahir wax ne si sootu Baqara premiers termes yi nga xamante ni. mais ngeen baal ma mais dellu si leen ci aay bi wala da ngeen ko mokkalul. Biram soo ko mokkalee wax ko mu leer soo ko mokkalul nga bàyyi oustaz mu kii mais bëgg naa ñu wax aay bi mu leer nañ. wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa naxnu nusabixu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni aclamu ma la taclamuun. voilà bu la neex nga wàllama arma asmaa kullaha summa arudna lil malaika fa qaala anbi'uuni bi asmaai haa'ulaa'i donc on n'est pas là pour rester versé seulement c'est juste pour ñu xam angle bi de traitement bi. yàlla dafa ni inni jaanu fil ardi xalifa man yàlla damay wàcc si kaw suuf xalifa vicaire donc Cheikh Tahir professeur imam ñun ñëpp ay xalifa nan c'est-à-dire kenn ku nekk
maanaam dañu représenté yàlla et li gën a am solo yàlla lijjanti ñu benn mbir mu ne yéen ñëpp yéen a ngi départ ci maam Adama alayhi salaam donc le chinois n'est-ce pas mais pourquoi kon actuellement chinois bi moo leen raw économie alors par défaut boo delloo ci gannaaw chinois bi ak américain ñoom ñëpp ñoo ngi ci saanoo ci maam Adama qu'est-ce qui s'est passé lan moo xew ba africain bi dellu ginnaaw pourquoi ñi créé li nga xamante ne mooy alliance lutte contre crime bi am Afrique et pourtant yeneen pourquoi dollar barewul ñu koy def faux billet bi ñu wëree ci àdduna bi faux billet dollar la gars yi gën a ragal def faux billet pourquoi parce que américain dafa jàpp ni fu dollar fanaan américain fa lay fanaan les rares fois yi gars yi doon jéem a injecté dollar mooy Corée du Sud vous vous rappelez en 2005 injecté parce que faux billet yenn saa yi day dem ba pour yàq li nga xamante ne mooy politique wala économie réew mën nga créer faux billet injecté que pour nërmel li nga xamante ne mais américain ils ont créé cette rigueur man li ma bëgg a wax imam mooy il faut que jullit di xam rigueur bi nga xamante ne moo tax yàlla indi ci kaw suuf mooy bañ yàq kaw suuf la mooy bañ yàq kaw suuf mooy tegu ci raay bi kon daal d'accord dina ci gën a ñëwaat ci waxtaan bi mais dama yaakaar ni kon ndekkee jullit yi ñu am aaya alquran yu mel nii ba pare di dund safaan bi ngay gis ñoo xam ni duñ sax jullit am ay valeurs yuy tax ñoom mu mel ne dañ ñuy tane sax léeg-léeg ci defal bismillah damay fuqar ñi foofu kàddu waaw bismillah parce que yàkkamti nañu déglu suñu gan gu tedd gi le imam l'islam diina la joo xam ni boo dajalee atte yëpp alxuraan ak sunna ak waxi borom xam-xam yaag mazahib yaag téere yaag lépp boo ko dajalee juróomi yëf rek moo ko tax a jóg ñu koy tudde al kulliyaatul xamsa protéger juróomi yëf yi rek moo tax l'islam jóg génn ko benn mooy protéger bakkanu doomu aadama ñaar protéger xelu doomu aadama ñett protéger alalu doomu aadama ñeent protéger njabootu doomu aadama juróom protéger deru doomu aadama mooy image doomu aadama amul benn atte booy jàng lu dul ni dugg na ci benn ci 5 axes yi benn tudd na ko ci biir juróomi kulliyaatu xamsa mooy alal protéger alal hifzul mal parce que atte yu bari bu ñu araamalee sàcc parce que dañu bëgg a protéger alal ñu araamal riba parce que dañu bëgg a protéger alal ñu araamal riche mooy faux billet riche mooy nga ni lii la te du loolu jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit danaan jël soow ni soow mi piir na te piirul jaay ko turu soow mu piir wala sa mbasin bi nga ni ma jasneer la jaay ma ko ci turu jasneer te du jasneer ñu waa jasneer nañ ma fay après maa ngi leen di publicité waaw mais nga ni mbasin bi nangam la marque sangam la te du marque boobu te fekk na man maa créé luy tax nga jàpp ni marque boobu la loolu mooy riche. kon loolu yàgg na ci àddina bi. yàgg na ci àddina bi mais riche moom dafay développer avec la technologie day dem ba laal boobu ay billets yi amul woon. day dem ci billet dem ci lépp dem ci marque dem ci oto sax dem ci loo gis ci àddina mën nañ la ko jaay ni la lii la te du loolu mooy riche. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni man ghashana falaysa minna képp koo xam ni ci suñu biir la nekk te danaan lii la te du loolu lii 1000 francs la te du 1000 francs lii 10 000 la te du 10 000 nee na kooku bu nee jullit la bokkul ci ñoom. donc l'islam yëpp boo ko dajalee juróom yi lay protéger juróom yi bokk na ca xifzul maal dong nag tax na yàlla yónni ab yonent kan ci yonent yàlla Shuayb yonent yàlla Shuayb xam nga lu tax yàlla yónni ko wa ila madyana axaahum Shuayba qaala ya qawmi abudu llaha ma lakum min ilahin gayru qad jaatkum bayinatun min rabbikum fa awfu lkayla walmizana wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala tufsidu fi l ardi bada islaahiha dalikum xayrun lakum in kuntum muminin yonent yàlla Shuayb bu ñëw ni yéen nit ñi yàlla yónni na ma ci yéen jaamu leen ko wéetal ko te na ngeen ko topp waaye li ma sant ma war leen ko sant mooy fa awful kayla wal mizaana. kon d'abord droit yàlla la tàmbalee. waaw yàlla jox leen ko droit jaamu ko wéetal ko nit boo ko dee defar da ngay tàmbaleeg moom ci pas-pasam. d'accord parce que boo ko digalee ni ko bul jëla alalu jaambur te amul pas-pas bu mu recevoir sa ndigal loolu. du ko dégg. wala bu ko déggee du ko jëfandikoo. loolu tax mu tàmbalee. moo tax mu tàmbalee foofu. ci yàlla waaye résultat wu jaamu yàlla ak wéetal yàlla résultat bi mooy nga jub ci alal su nit jubul ci alal di def corruption wala muy lekk alalu jaam wala muy jël lu moomul bu waxee ni moom ci boppam gëm na yàlla gëmul yàlla su waxee ni moom ci boppam wéetal na yàlla dafay naxe. d'accord kon kon Shuayb foofu dafa mel ne ci deuxième partie bi li nga wax dafa mel ne ku nekk inspecteur des impôts domaines di contrôler ëpp na loolu
économie bi ak yëpp. ëpp na loolu Shuayb bi yàlla daf ko yónni ni ko demal redresser économie dëkk sàngam. waaye demal tere leen corruption. boo ñëwee itam redressement boobu ñiy toog sa kanam waa justice la ñuy doon parce que saa yu économie yàqee justice dafay yàqu xoola aaya boobu ma tudd bi ci topp rek bi ci topp mooy wa taquduuna bi kulli siraatin tuu'iduuna wa tasudduuna an sabilillahi man amana bi wa tabghuunaha iwajan maanaam yoonu yàlla wi dañ koo bëgg a dëngal pourquoi parce que dañoo bëgg a lekk alalu nit ñi. kon lii yëpp mi ngi ci alxuraan. ci saa yu économie yàqoo waaw kon justice ci wetam dafay yàqu. ñaar ñoom ñëpp dañuy yàqoon. très bien kon ndeke lépp loo xam ni alxuraan jàngale na ko rek. même bu dul julli bu dul koor julli yi dañ ko war a respecté te dafa mel ni dañuy respecté julli ak woor waaye dafa mel ni du ñu respecté. lii alxuraan wax ci wàllu yooyu Imam Kanté kon dinañ ci ñëwaat. rapport dialectique. bi nekk diggante crise économique ak crise judiciaire. fii ci alxuraan bu doon tafsir ñu taxaw ci malheureusement. dinañ ci ñëwaat c'est très important dinañ ci ñëwaat. léegi kon loolu nga wax ne alxuraan wax na ko ci affaire économie nu mu war a sellee ci biir société bi daf ñuy permettre ñu dem ci suñu expert nga xam ni moom loolu mooy xam-xamam dëgg mu gën ñu ko faram-fàcceel mais wàcceel ñu ko ci Sénégal parce que alxuraan yooyu mu wax mooy principe yi nga xam ni ñëpp dañ ko war a jëfandikoo mais léegi société bi nga xam ne mooy Sénégal ñun ñu nekk fi dafa am nu ñuy dundee ñun ak nu ñuy jëflanteek mbiru alal léegi nag dañu bëgg a laaj suñu expert nag léegi ci wàll boobu loolu mooy tomb bi nga xam ne ñun moom lañ tuddee gaaral bi nga xam ne dañ koy jox ay minutes mu daal di ñu exposé waxal ñu faram-fàcceel ñu Sénégal tey fan la toll ci mbiru guerre ak mbiru xaalis bu jaarul yoon bu ko defee ñu waxtaanee ko expert. jërëjëf imam mais je crois que fii expert yi bari na fi parce que imam Fall ak imam Pouy wax nañu loo xam ni ci corruption ni ñu ko gisee. waaw dara mënu ko dindi. ndax corruption moo di lan mooy nga sukkandiku ci cëru àddina boobu am pour jox nit loo xam ni yelloowu ko en contrepartie mu jox la moom it loo yellowul mën na nekk xaalis mën na nekk leneen lu dul xaalis parce que guerre du xaalis rek mën na nekk xaalis mën na nekk leneen lu xaalis booy seet président des États-Unis am na foo xam ni waru fa egg même ci cadeau buñ koy jox waaw donc loolu guerre définition bi gën a yomb loolu la. doguma la mais ci fan yi yàggul rek Israël seen premier ministre bi jàppee nañ ko yoo xam ne yaakaar naa suñ ci doon jàppee suñu njiitu Afrique presque ñëpp la ñuy jàpp ay benn gravure xaw ma bu ñu ko joxoon. mu wékk ko ci salon ñu enquête ne ko waroo ko woon def sa salon parce que xaw ma état bee ko moom. kon Afrique moom. dafa xaw a mais dam ni la y a des pays yoo xam ni dama jël États-Unis rek am na cadeau yoo xam ni bu eggee benn montant bi président bi war ko jël am na pays africains yoo xam ni aussi am nañu loolu am nañu ko amul mais guerre day loo xam ni dafa bari lu koy andi boo fexee aussi ba lu bon lu nit di jëfee lu mel ni drogue nga dimbali nit ki ba mu dugal ko ci dëkk bi. en contrepartie mu dindi dara jox la kooku guerre la mais ba tey yaa ngi koy sukkandiku ci cër boo am. mais monsieur l'expert comme ni ma ko waxee woon léegi société bu nekk anthropologue yi ak sociologue ñëpp dañ naan société bu nekk mooy joxe ay feebaru boppam. maanaam façon feebar yi bokkul ndax société yi bokkul ni ñu jikkowoo ak diine ba fa am ak nañu yaree seen njaboot. léegi kon Sénégal fii est-ce que mën nga ñu gën a faram-fàcceel xeetu guerre bi nekk fii lu tax xeetu guerre boobu nekk Sénégal fii te xëy na doo ko fekk Israël wala France wala feneen. waaw fa la jëm si parce que booy seet guerre bi ni mu nekkee Sénégal pratiquement pour li ci ëpp aussi noonu la nekk ci yeneen réew yi waaw oui ni ñuy defee guerre ci marché public comme ni ko Oustaz waxee nga war a am marché mu am benn intermédiaire bu ñëw waxanteeg kiy joxe marché bi ñu fexee def arrangement ba nga gagné marché bi te wóor na la ni amoo capacité yi pour defar ko ñu dindi marché bi jox la ko xañ ko ki am capacité bi am na Sénégal am na feneen trafic de drogue mais am na ñuy dugal drogue bu ñu dugalee drogue
am na ñoo xam ne mën nañ leen permettre ñu dugal ko te kenn du leen gis ñu jox leen xaalis am na beneen réew am na yeneen réew yi am na fi trafic de faux médicaments hein man nga dugal médicament yu bon fii hein jëlee ko di réew ba réew jaar ci frontière bi kenn du la jàpp nga am loo joxe ba du kii kooku ger la donc am na ci yeneen réew am na fii waaw mais Sénégal liñ fi gën a gis ci guerre mooy ci marché public yi bari na fi marché public yi bari na fi mais guerre day lu jafee feeñal ndax fañ koy defee doo ko fekkee li tubaab di wax contrat virtuel la waaw ci diggante ki ñuy corrompre ak corrupteur bi fii facilitateur bi sax du dugg waaw moo tax ma ne islam dafa il est allé loin dañuy dem restaurant waaw dañu dem ils sont allés loin dañu dem ba génn facilitateur bi waaw mais fii corrupteur bi corrompu bi bu ñuy waxante mais kenn du ko fekkee ñoom ñaar rek la bu amul ko leen signalé mais du génn donc guerre ci marché public yi am na fii Sénégal et trafic de drogue bi bu ne Sénégal pays de consommation la parce que cocaïne bi ñu koy consommer mais cocaïne bi lu ko fi dugal cocaïne bi lan moo ko fi dugal dëkku fi de waaye cocaïne bi dëkku fi ah bu ONUDC ne fanweer ba ci ñeent fukki tonnes bu cocaïne mu ngi jaar par la route transatlantique jaar côté Dakar ah Dakar jàpp nañu 2 tonnes ou bien 2000 et quelques trucs loolu du dara par rapport ak li fiy jaar li dugg nan nañu fexe ba mu dugg médicaments yi baax yi nga xam ni moo gën a grawati ndax ñëpp a koy consommer ah ñu fexe ba mu dugg fi. faux billets yi est-ce que dañ koy produire Sénégal wala dañ ko fi indi faux billets yi dama ko bëgg a séparer ak corruption. d'accord xëy na am nañu fu ñu mën a dajee mais ba tey mën nañu bañ bokk waaw donc guerre ni mu amee ci yeneen réew yi ni la amee Sénégal corruption yàgg na ci réew mi c'est que nag day lu naqari xeex mais état bi ci wàllam li ko war ci en termes de en tout cas de la ratification de certaines conventions et de l'incrimination dugal xeex guerre bi sur le plan judiciaire et tout état bi def na ko parce que depuis 2003 on a ratifié signé nañu convention bi xeex guerre bu organisation des Nations Unies li ñu signé wul peut-être mooy convention de Maputo boobu état yi ko signé sax bariwul di fanweeri état juróom-ñett ko signé ci Afrique te Union africaine la yaa ngi dégg ak yeneen au niveau pénal aussi des dispositions yu claires la ñu jël incriminé nañu parce que boo ratifié Mérida rek kii convention bu 2003 il faut nga incriminer kii bi c'est-à-dire dugal nañ ko ci code pénal bi boo guerre buñ la jàppee ngay guerre nangami at war nga ko tëdd yaa ngi dégg hein parce que bul fàtte ni corruption délit la du crime moo tax ma ni bàyyil ma xàjjale tuuti guerre ak faux billet guerre nag li muy yàq ci réew dafa bari bu ñu demee ba nga xam ni économie dëkk bi yëpp corruption la hein mais li dal yeneen dëkk yi ñuy dal lan moo xew Irak actuellement lu ñuy xeex ña leen jiite dañ leen di guerre bien sûr oui lu xew dëkk bu suñu mbokk yi Liban ñu wàcce gouvernement bi lan la le pouvoir est corrompu hein am na dëkk bu ñu gën a jege du ma ko tudd mais nee nañu at mu jot 250 milliards de francs CFA dina fa génn comme guerre te soriwuñu bon xëy na fi mu nekk actuellement ñun amuñu ay chiffres exacts yoo xam ni dina war a mën ni guerre bi lii la jur ci Sénégal. mais voilà doyen léegi lu tax Sénégal amuñu chiffres yooyu alors que am nañu ay institutions te souvent Sénégal dañuy wax ne ñoo raw ñëpp am nañu institutions yu baax loi yu baax am nañu les personnes ressources yow sa bopp nekkoon nga IGE am na ñeneen say naataango yu fi nekk. OFNAC mi ngi fii CENTIF mi ngi fi ba tey ak yeneen. waaw lu tax amuñu ay données
yu fiable pour mën a natt guerre boobu ci Sénégal. waaw c'est-à-dire xam nga comme ni ma la waxee oustaz guerre day loo xam ni lu naqaree xeex la d'abord élément fondamental pour xeex guerre mooy un état de droit. tant que Sénégal état de droit la. non c'est waaw état de droit la c'est-à-dire dama ni élément bi gën a am solo pour xeex guerre mooy état de droit une justice indépendante justice bu am doole justice bu ami moyen parce que kii xeex guerre dëgg mooy justice bu fekkee justice bi am na doole am nay moyen rek ku ñu jàpp ci guerre ku ñu poursuivre ci guerre mën nañ la jàpp bañ la man jàpp bu fekkee ne am na preuve yoo xam ni wane na ni geruñu la. ah mais doyen balaa ngay egg justice day fekk ñu jàpp la. waaw kon il faut mu am feneen fu ñu la jàppee ba pare. fi ñu lay jàppee bari na loolu am na ci réew mi. non am na mais am na c'est-à-dire xam nga guerre man nga ko jàppee ci moyens yu bari man nga jàppee guerre par exemple nee naa la Sénégal signé na convention yi convention ONU. teg na sur place organisme boo xam ne mu ngi def prévention ak lutte muy OFNAC. yaa ngi dégg. ñu ngi def seen liggéey ni ñu ko mën a defee. yaa ngi dégg am na aussi organisme bu ñuy wax CENTIF liggéey boobu journaliste yi nee nañ. non dinaa ci ñëw. cellule nationale de traitement des informations financières aussi mu ngi fi. c'est-à-dire mais y a la police également ñiy xeex guerre dafa bari du organisme yooyu rek organisme yooyu seen OFNAC rôle am dëgg li ci gën a bari prévention la fexe ba nit ñi xam comme li ñuy def tey fexe ba nit ñi xam lu guerre di def ci réew. yaa ngi dégg OFNAC mu ngi fii pour mu gën a mën a liggéey rek il faut indépendance am gën a doy waaw wax na yàgg naa ko wax parce que boo amul indépendance bi war am na liggéey boo xam ni doo ko mën a def yaa ngi dégg d'ailleurs loolu la convention bu EOI ni wax dañ leen jox indépendance bu mat sëkk ñu mën a liggéey pour mën a transmettre li ñu liggéey ñu mën ko transmettre justice bi. mais léegi boo jëlee OFNAC par exemple lan la ñu soxla encore ci indépendance pour mën a gën a def seen liggéey. non selon yow mi nga xam ne. non man li ma yaakaar muy OFNAC muy organe de contrôle yu mag yi waruñu nekk présidence pour man ça c'est clair. il faut ñu jox leen ñu génne leen foofu. ñu am autonomie. ñu am une parfaite autonomie kooku buñ ko deful. xeex bi aussi dina des waaw kooku même la convention le dit il faut ñu am ko mais xam nga. mais kon nag doyen kon Sénégal kon volonté politique bi des na. non il faut de la volonté politique parce que defaguñu li nga xam ni dëgg suñ ko defoon. xeexu guerre bi gën a yomb. non oustaz non attends c'est-à-dire il faut aussi ñu reconnaître que ni état bi mu def na ci ay jéego. état bi def na ay jéego am na état yoo xam ni amuñu bu ñu critiquer OFNAC tey sax amuñu OFNAC am na état yoo xam ne amuñu ko yaa ngi dégg mais ñun au moins mais ñun li gën a baax la ñuy jéem a seet. non pas état yu tardé yi ci wàllu. non c'est-à-dire am nañu OFNAC créé nañ ko en 2012 am nañu CENTIF mais CENTIF mën na xeex guerre xam nga lu tax booy guerre yaa ngi jëm ci blanchiment c'est-à-dire boo geree fab xaalis bi denc rek taxul ñuy wax booy defee guerre da ngay fab xaalis bi jëm ko dugal banque raxas ko hein jële ko banque dem jënde ko dara oto ba immeuble ba or ba leneen yaa ngi dégg buñ la signaler CENTIF def analyse bi day am infraction de base mooy corruption ñu ne corruption moo tax mu am immeuble bi corruption moo tax mu am or bi corruption moo tax mu jënd oto bi yaa ngi dégg waaw donc li mën a andi guerre dafa bari lépp loo xam ne lewul nit ki permettre la ko ci cër bu mu am nga jox ko xaalis en contrepartie mu mën a jëfee loolu baa mu mën koo dugal baa mu mën ci def leneen kooku mooy guerre waaw maintenant état bi def na ci ay jéego waaw ça qu'on le veuille ou pas mais des na pour man des na parce que xeex guerre dafa am njëg il faut un coût il y a un coût il faut nga jox ñi xeex guerre moyen ñu mën koo xeex muy ñan muy OFNAC jox ay moyens yu mat sëkk jox CENTIF ay moyens
jox la police des moyens de véritables moyens yoo xam ni war na leen permettre ñu xeex ko jox également la justice des moyens mais également prévenir la population kooku am moo ci ëpp solo gis nga 80% xeex guerre ci prévention la nekk boo waxee Sénégal yi ne leen bu ngeen defee lii lay jur parce que guerre lu muy jur day yàq économie day daaneel économie mënuma wax lu weesu loolu daaneel économie bu ñu dee ba nga xam ni tali yi baaxul ndax ñi gagné marché bi mënuñu defar tali dañoo guerre pour kii ko ñu dem ba nga xam ni matériel hôpitaux yi ñu jël pour faj nit ñi baaxul parce que matériel contrefait la dañoo guerre pour ñu jox leen ko ñu dem ba nga xam ni xale yi ñu war a jël ñu liggéey baa ñu jàngale ñu guerre ña leen di defal examen ñeneen jël ko bàyyi leen éducation yàqu donc guerre lu muy yàq dina yàq éducation dina yàq sécurité réew waaw santé et tout dina yàq santé dina yàq lanati mais dundu nit loolu mooy lan moom la ñuy wax les 4 fonctions régaliennes de l'État État loolu mooy mission mooy éduquer sécuriser nourrir et faj soigner waaw loolu yëpp guerre mën na ko yàq boo ko guerre yàqee mais on est dans une situation de non-État waaw d'accord très bien kon léegi mais dama li noonu damay xajalee guerre ak waaw kon dikkal ñu ci fausse monnaie c'est-à-dire fausse monnaie xam nga lan mooy guerre ci fausse monnaie bi ci li ñuy wax ci temps yi yëpp li xew Sénégal ba mu ne policiers yi ci li ñuy wax ci journaux yi bàyyi leen mu ku nekk ma jox la fukki millions loolu mooy guerre mais fausse monnaie c'est encore plus grave c'est un crime lu tax c'est très mais fausse monnaie mais d'abord fausse monnaie boobu Sénégal actuellement est-ce que am na ñu ko fi produire mais oui ay machine am wala xaalis bu foo rek lañ fi indi non mais oui de 2015 à 2016 nee nañ ñu li ñu jàpp ci fausse monnaie ça fait 43 milliards de francs CFA boo ci yokkee 50 millions de dollars yu mujj yi xaw ma euro mais ça fait presque 90 milliards mais ça c'est extrêmement grave boo bëggee daane réew tout de suite mais defal de la fausse monnaie bu ngeen di rappeler wu dans l'histoire bi Sékou Touré jëlee indépendance am te ñi ànd ak moom yaakaar ni ñi ànd ak De Gaulle yaakaar ni dafa toroxal De Gaulle mais lu ñu def dañu fa fausse monnaie rek sànni Guinée loolu moo daaneel Guinée ba léegi ah bon ah mais oui c'est ce que loolu daaneel Guinée dañu fab de la fausse monnaie parce que fausse monnaie lu muy def monnaie dañuy wax lu ñuy wax masse monétaire la monnaie en circulation monnaie boo xam ne war na circuler monnaie buy circuler dafa war a méngoo koom-koomu réew yaa ngi dégg bu fekkee ni circulation bi ëpp na alors prix yi day yokku valeur monnaie bi day daanu bu fekkee ni monnaie bi yées na mais financement économique bi day des entreprise yi du ñu mën a investir du ñu mën a kenn du mën a produire ménage aussi du ñu mën a consommer donc banque centrale am rôle si vous voulez surveiller et réguler masse monétaire xaalis bi circuler ci Sénégal yaa ngi dégg waaw mais bu ñu demee ba nga xam ni mais bi ñu commencé kii jàpp fausse monnaie ci Sénégal yàgg na man je me rappelle ba ma nekkee xale ba tey maa ngi dégg ay suppikatu xaalis waa Thiès laa dëkk Thiès fa loolu fa ëppoon doo toog ñaari fan sama papa chef de quartier la woon te duñu jàpp kenn ne dañ ko jàpp muy suppu xaalis yàgg na fi donc fausse monnaie ñaari mbir lay andi ci réew instabilité financière bu amee instabilité financière mais kenn dootuñu wóolu kenn dootul investir Sénégal du dëgg kenn dootuñu wóolu kenn dootul investir Sénégal ensuite day décrédibiliser c'est-à-dire day ñàkkal fayda banque centrale mais banque centrale bu toogee ba nga xam ni xaalis bi mu war a surveiller xaalis bi yëpp la ca ëpp monnaie bu bon la mais dootul amati fu la kenn dootuñu wekk sax donc am na différence dafa am différence ak guerre foo mu am contrepartie fausse monnaie beneen affaire la mais bu ci nekk day yàq réew mais bi gën a gaaw a yàq réew à mon avis c'est la fausse monnaie tey boo bëggee détruire réew
sànni fa xaalis bu dul jeex bu baaxul lii oustaz wax léegi kooku c'est le Patriot Act américains yi foo defee fausse monnaie en dollar am nañu possibilité poursuivre pour te dire comment c'est grave mas naa oustaz boo ma may tuuti waaw eggalil mas naa liggéey mas naa gis benn affaire boo xam ni échange la ci benn bureau de change échange bi xaalis bu bari ci benn at ëpp na juróom fukki milliards de francs CFA bu ñu échangé ci benn bureau de change il y avait 30 millions amoon na ci 30 millions de dollars mais américains yi dañu touché nañu mais qu'est-ce qui se passe parce que dañu gis circulation dollar bi dafa yokku au Sénégal am na benn dëkk aussi bu ñu jigee boo xam ni am na benn année c'était en 2009 bu ñu jigee mu ngi fii dañu toog ba ci yàgg rek mais monnaie bi am fu mu toll foo xam ni mais kenn xamul ONUDC ci boppam signalé ko boobu waxtaan naa ci résident le représentant résident mu ni ma mais lii circulé ci monnaie ci dëkk bële méngoowul ak koom-koomam donc fausse monnaie day yàq économie ni muy yàq économie wax naa la ko ñaar la instabilité financière ak décrédibilisation des institutions et particulièrement la banque centrale bon parce que politique monétaire banque centrale mooy lan mooy fexe ba monnaie bi aw yoon ba nga xam ni stabilité des prix day am c'est-à-dire prix yi du ñu yokku du ñu wàññeeku day am stabilité waaw du am inflation mais bu ñu demee ba nga xam ne fausse monnaie dugg na fi ba bari fi day am inflation aujourd'hui li ñu xam rek ça fait 100 milliards à peu près li sawaay def enfin et jusqu'à présent il y a présomption d'innocence mais li ñu koy jiiñ bu ñu ko boolee 43 milliards yi ñu gis mais ça fait déjà presque 100 milliards mais ñaar yooyu yëpp dañu bokk ci li ñuy wax la dimension économique et financière du crime organisé crime boo xam ni ñaar ak ñetti nit ñoo koy bokk defandoo ko yaa ngi dégg corruption ci la bokk faux monnayage ci la bokk mais lépp ci blanchiment la jëm bu kii doon def fausse monnaie da nga koy jox 100 millions mu jox la 300 millions monnaie bu baaxul mais 100 millions yooyu mais origine am c'est illicite origine am légalul ndax ci fausse monnaie la jógee fu mu koy dugal ci banque am la koy dugal fu mu koy dugal day jëm jëndi immeuble fu mu koy dugal day dem jëndi or fu mu koy dugal day jëndi table loolu mooy blanchiment d'argent moo tax man ma bokk ci ñi xalaat ni bu ñu buggee xeex guerre dëgg-dëgg dañuy jaar ci dispositif bi ñu teg pour xeex blanchiment parce que guerre infraction de base la bu blanchiment c'est-à-dire bala ngaa def blanchiment da ngay def guerre d'abord bala ngaa def blanchiment da ngay def trafic de drogue bala ngaa kooku mooy infraction de base bala ngaa def blanchiment da ngay def fausse monnayage xam nga moo tax bu ñu jëlee dispositif anti blanchiment boo xam ne signalement lay doon xam nga kooku dañu ni ñii ak ñii Sénégal actuellement lan mooy seen dispositif anti blanchiment am na wala mais le dispositif est très fort c'est un dispositif de l'UEMOA 2004 lañ ko la ñu 2002 la UEMOA def directive bi daf ni Sénégal internalisé ko Sénégal moo jëkk a internaliser la directive de l'UEMOA def ko loi mais lan lañ jëmbal ci Sénégal li mu jëmbal mooy teg cellule nationale de traitement des informations financières cellule nationale de traitement des informations filtre la day mel ni tamit bu nekk diggante économie bi ak justice économie bi ñan ñoo ko yoree il y a l'économie monétaire mooy banques yi il y a l'économie réelle aussi entreprise yi il y a les notaires aussi les professions moom la ñuy wax les professions non financières désignées mais léegi cellule nationale boobu fan la toll actuellement ci liggéeyam ak est-ce que am na ay données mais il y a des données aujourd'hui de 2004 ba 2018 mais il y a presque plus de 1370 dossiers
de blanchiment bu ñu jot de soupçon lay doon. parce que doo tëb rek ne blanchiment la. parce que du CENTIF du autorité judiciaire. du justice autorité administrative la. waaw jot nañu un peu moins de 1400 dossiers. jox nañu procureur de 2005 à 2018 180 dossiers. mais il y a des inculpations. il y a des am na ñu ñuy inculpé am na ñu arrêté am na ñu nangu seen xaalis am na ñu nangu seen kër am na ci koo xam ni bloqué nañu pendant des années xaalisam à la banque état bi jël na ko actuellement nangu nañu ay këram. mais loolu Sénégal yu bëri duñ ko yëg. non mais foo ñu yëg ko nag. loolu moo tax ñu bëri di wax ne état bi deful dara te fekk. am na ay liggéey yu ñuy def mais kon liggéey yooyu ñuy def dañ ko war a di publier. mais c'est-à-dire pour Sénégalais yi xam ne. état ba liggéey yi ngi am na ñoo xam ne ñu ngi leen di jàpp ci loolu. état bi mi ngi liggéey bu am solo mais nit ñi aussi duñu gëstu duñu dugg dans le net. bu ñu jógee ci net bi dañu gis lu bari. waaw li may wax nii du loo xam ni dañ koy nëbb. mu ngi dans le net. oui c'est des rapports yu ñu def yoo xam ni ñëpp xam nañ ko. d'accord li ñu mënta wax mooy. diw def na nangam. mënuñu ko wax mais 180 dossiers 2005 ba tey ñu ngi koy joxee. am na ñuy jàpp ci trafic de drogue. am na ñuy jàpp ci corruption. xam ni blanchiment d'argent la mais c'est le blanchiment de la corruption. des produits de la corruption. am na ñoo xam ne c'est le blanchiment des produits de la drogue. am na ñoo xam ne c'est du blanchiment du détournement de deniers publics. mais dama foog ni peut-être des fois day manquer tuuti transparence même côté sax ñu gëstu dem xool information yi ci wàll boobu. dëgg la man ak sama morom. ku nekk presque li la intéressé ngay dem di seet. mais en même temps léeg-léeg nga dégg ñi nekk ci nguur gi. ñoom seen bopp ñu mel ne ñuy réeral askan bi je m'explique li ma bëgg a wax. mooy léeg-léeg nga dégg benn ministre par exemple bu wax ne jàpp nañu diw nangam ci xaalis am na benn ministre sax bu fi génnoon. wax ne nangam ci xaalis récupéré nañ ko ci benn ku fi nekkoon. ci nguur gi moom yóbbu na ko trésor am keneen ku génne du ministre bi moo ko war a yóbbu trésor am keneen xam nga yooyu yëpp tam day mel ne dañuy jaxase nit ñi. ba finalement kenn mënatul xam liggéey boobu ci lan la tegu daal problème transparence daal. waaw teg ko ci lu leer ba nit ñi mën a xam ni fii la jóge fii la jëm. ki mujj wax nag li mu wax man ci la ànd. ministre bi il n'avait pas le droit. di jël xaalis di yóbbu trésor. waaw moom la mu waroon mooy ba muy jëlee ba mu gisee xaalis boobu kooku ñu jël ko ci kooku. da ko naan demal trésor nga verser ji ko. la loi ne lui donne pas parce que comptable public moo war a jël xaalisu état. boo dul comptable public waroo jël xaalisu état. mais li am mooy. li ñuy nëbb ñoom ñoo xam mais man li ma la mën a xamal mooy état bi teg na ay matuwaay li des mooy adhésion mooy banquier yi bu ñu gisee xaalis boo xam ni bari na ci compte nit te mu leer la ni nit ki li muy liggéey méngoowul ak li mu am na ko signaler notaire bi bu gisee ku jënd kër ci xaalis boo xam ni méngoowul ak li muy liggéey na ko signaler commissaire au compte bi aussi bu gisee ci compte yi loo xam ni amul yoon na ko signaler CENTIF bu ko defee CENTIF dina def liggéeyam def ay enquête am na foofu ay magistrats am na ay commissaires de police am na des colonels de douane am na des inspecteurs du trésor bu ñu liggéeyee jébal justice def liggéeyam. professeur est-ce que amul fu mu sooxee parce que CENTIF bu nekkee outil état boo xamante ne mooy seenu pour réguler li nga xamante ne mooy traitement information financière alors que notaire bi fekkente ne moom il est corrompu parce que de l'autre côté moom mi waroon signaler jox nañ ko xaalis banquier bi jox nañ ko xaalis donc yow miy xaar notaire bi signaler alors que am na fu mu tàggatee mais est-ce que du système bi nan war a gën a xoolaat. moo tax ma ne la système bi li ci ëpp solo mooy l'adhésion nit ñi nangu xeex guerre. nit ñi nangoo xeex blanchiment. ku nekk fi nga toll. nga bañ ger jaar ci yow. waaw wala foo bee jaar ci yow. doo toog rek ne état déedéet. état am na cëram. mais ñi nga xam ni blanchiment day jaar ci ñoom jóge ci guerre mais nañ ko signaler CENTIF. buñ ko signaler CENTIF def liggéeyam. ñeneen ñi aussi ñi nga xam ni dañu gis nga xëy gis oustaz Kanté. Imam Kanté yore xaalis bu dul jeex te mu wóor la ni xamaloo ko benn liggéey mais wax ko of nag bien sûr mais doo toog ba gis naan détourné na nangam naa ko wax of nag déedéet of nag li mu soxla mooy nga gis loo xam ni leer na la ni lii waa ji am méngoowul ak li muy liggéey
nga signalé ko police li ma bëgg moom it nga gis koo xam ni leer na la ni kii jubul en terme de sécurité am na comportement boo xam ni mën na nekk comportement terrorisme nga signalé ko il faut population yi adhérer population aussi bokk ci mais professionnels yi nga xam ne loi bi daf leen a cité loi bi daf ni professionnels yi lii la lii ak lii te loi bi ni mu amee solo mooy lépp luy délit lépp luy crime day mener au blanchiment donc lépp lu ñu gis muy délit ba crime day mener au blanchiment organe de contrôle yi aussi am nañ ci wàll kon léegi Cheikh Tahir léegi soo dégloo expert bi li mu wax ñun lii lañ tuddee ci sunu émission bi gaaral bi wax dëgg yàlla gaaral bu leer la ah exposé na mbiru corruption bi ak fausse monnaie bi ni mu demee ci réew mi parce que loolu tam moo ñu gën a yitteel ci Sénégal ni mu fi demee parce que suñu réew la ñu am sañ-sañ di fi wax dara parce que suñu taxawee fii di wax affaire États-Unis xëy na dañ koy wax rek pour information mais amuñu fa benn sañ-sañ mais léegi man damay ñëwaat toujours ci loolu balaa ñuy jàll ci beneen reportage ci xalaatu penc bi nga xam ne dinañu am ay questions ak ay contributions léegi damay ñëwaat ci yow ba tey Sénégal ñi ëpp jullit lañu mais loolu dafa waroon nekk loo xam ne dafay dooleel réew mi ci xeex lépp loo xam ni charia da ko araamal comme sànq ni nga ko waxee kon ba tey maa ngi indiwaat boobu question aussi bien pour yow laay njëkk a jox kàddu après tam ma laaj Biram après tam ma ñëwaat ci expert bi mais yéen nan ngeen mën a expliquer que Sénégal ñi ëpp nekk ay jullit te dafa mel ni affaire guerre boobu ak fausse monnaie boobu politiciens yi koy def ak chanteurs yi koy def ak am nay milliers yoo xam ne ci ñoom la ñuy gën a dégg yooyu ñooñ tam ñi ci ëpp ay jullit lañu da nga leen di gis ak ay baax yu rafet ñuy julli ji ajjuma di dem màggal di dem gàmmu di dem aj màkka di umra di jaxal di baatara ay xaalis et cetera mais ñooñu dañu xamul l'islam wala bànneexu bakkat moo egg foofu nan ngeen jàngate loolu ci wàllu l'islam parce que tamit suñu émission bi de toujours day jéem a fexe ba l'islam nan la ñu mën a dimbalee kon lu tax ñu bàyyi fi jàngale l'islam yi dugg ci lu mel nii niveau yëpp à partir de individu bi ba ci kaw daanaka mel na ni nit ñi parewuñu pour xeex loolu de lu tax loolu. ba xam nga mbubboo lislaam ak di ko wane ci sa zaahir ak gëm ko di ko dund bokkul gëm lislaam di ko dund yam ci fi la yàlla yamloo li mu daganal nga yam ci li mu xaraamal nga bàyyi ko loolu dafa laaj yar dafa laaj pas-pas dafa laaj yar dafa laaj tam tàmm dafa laaj li ñuy tuddee entraînement nga xam te darub la dañ lay tàggat ci bu yàlla ne déet nga taxaw bu yàlla ne waaw nga avancé loolu mooy yar amaa ma ni diwoy sama sëriñ di mbubboo diwoy sama sëriñ te fekk maa ngi def li ma neex li ci ëpp loolu beneen type de blanchiment la boo xam ne bokkut ak blanchiment bi sëñ bi doon wax léegi blanchiment du rek xaalis man danaa am sama image bu taq ci ni ma amee ni ma xamee ma dem riisu benn imam boo xam ne damay jaxasoo ak moom wala benn sëriñ boo xam ne damay jaxasoo ak moom pour ñu gis le ma ak kooku te kooku ñëpp xam nañ ni ku baax la ku miinanteeg moom rek ñaare dañuy yaakaar ci yow mbaax ma dem jaxasoo ak kooku pour blanchir sama image d'accord damay blanchir sama image parce que sama image boobu dafa soxla ñu setal ko donc l'islam diina la joo xam ni bokk na ci yi mu njëkk a lijjanti ci nit mooy amam fu muy jaar bokk na ci yi ko gën a yitteel mooy nit liggéey am lu dagan lekk lu dagan ba ci ñaan ba ci julli ba ci aj màkk ba ci lépp bépp jaamu yàlla bu nit dee di def bu mu mën a doon boo ko dee def te defewoo ko lu lew doo ca am la ca yàlla diggee kon loolu li muy tekki mooy wut alal ju lew mooy li lislaam njëkk a bëgg ci ñoom ñaareel bi wut alal ju lew jooju dafa war a tënku ci ñaari yëf benn mooy nga wax dëgg ci li ngay def mooy ba daw riche boobu su boobaa fausse monnaie yooyu day dugg mooy lépp looy def la mu doon nga tudde ko aw fas sax boo ko dee jaay te fas wi day soox neel ki ngay jaay fas wi kat day soox loolu bëriwul ci réew mi de. non loolu war a nekk dund naa ko. loolu war a nekk nga dem nit ne la nii la mel nga dem sa kër xool ko mu mel noonu exactement wala mu ñëw liggéeyal la li nga ko war a fay exactement loolu bëriwul fi de. loolu war a nekk. loolu la l'islam bi des na lool kon.
booy peser nit ki li nga koy nattal daa war a mat sëkk li nga ko da nga koy jaay kilo na mat kilo da ngay jënd ci moom kilo bu mu ëpp kilo boo gisee saar wàcc alquran ci loolu waylun lil mutaffifin alladina ida ktaaluu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yadunnu ulaika annahum mabuuthun mu ni am na ñoo xam ni bu ñu lay jaay la ñu lay jaay dañ koy wàññi te xaalis ba nga leen di jox day mat waaye bu ñuy jënd ci yow ñoo lay jox xaalis tey la nga leen di jox muy marchandise dañuy fexe ba mu ëpp valeur u xaalis bañ lay jox. loolu bëri na ci réew loolu mooy seen pexe mais loolu mën nañ ko def ci forme yu ndaw. waaw mën nañ ko def ci forme yu mag. sëriñ bi suñu gan gi li mu doon wax mooy forme yu mag yi mais forme yu ndaw yi mi ngi fii. waaw forme yu ndaw yi masalan tey ki nekk ci banque bi day rang pour jël xaalisam dafa ñëw dagg ticket rang toog di xaar 102 la am ticket bi looloo moo ci nekk mu ñëw mu dem jël xaalisam. benn waay wala benn jigéen ñëw fële jàkkaarloo ki nekk ci guichet bi xamante naa ak moom ñu xoolante mu bàyyi kii rangoon jël kii nga xam ne rangul loolu corruption la. waaw te forme yu ndaw la yoo xam ñu ngi koy def ki yor oto bi di ko dawal oto bi war a war a am visite technique amu ko waa ji amul permis wala oto bi war a am assurance amu ko nekkul en règle daw ci kaw tali bi jàkkaarloog benn homme de tenue. du ma ni ñëpp mais benn homme de tenue. waaw jàkkaarloog homme de tenue bi. homme de tenue bi war ko jàpp. arrêté oto bi parce que kii oto bi li muy dawal malaaka muy daw la ci kaw. mën naa rey nit léegi parce que oto bi baaxul warul daw nekkul en règle. mu jox ko xaalis wala mu xamanteeg moom ni ko sama waay gaañ na nga def ñu waxante seeni wax mu jàll loolu corruption la. ba pare kooku takkusaan jot mu julli. waaw te kooku. jàpp naa amul problème ak yàlla parce que julli na takkusaan barke sëriñ diw. wala mu wàcc ci sëñ diw laa yaakaar sëñ diw laa àndal te moom li sëñ diw gën a bañ ci àddina loolu lay def mooy lekk alalu jàmbur wala indi lu bon indi ci biir société bi ma wax beneen boo xam ne pour wax ne sànniwuñu xeer yi ci des bàyyi suñ bopp journaliste yi Imam Kanté yaa ngi def sa émission Serigne Ngouda Fall kan ni la damaa bëgg nga invité ma dafa am produit bu mu bëgg a wane dafa doon jaar ci service commercial mi ñëpp di def jaaru ci service commercial nekk na sa xarit ni la invité ma nga ne ko mënul nekk mun la dama lay jox nangam pour nga invité ma loolu bu la ko joxee corruption la ñaata journaliste waaw mais tey moom joxuma dara au contraire man non ma insister xam naa loolu du la moom du la jox mais damaa bëggut damay xumbal rek dama bëggoon wax ni imaam damaa bëggul sànni xeer nit ñi ba pare bàyyi suñ bopp ñun dëgg la waaw ñun ñi nga xam ne dañuy nekk ci média yi ñun ñëpp di nekk ci média yi guerre bi kay da ngay média bi lépp fépp guerre mi ngi fépp waxal ma lii ma neexal la yor naa oto bi baaxul nga bàyyi ma dem yor naa lii dañ koy tere nga bàyyi ma dem c'est-à-dire muy ay forme yu gën a suufe yoo xam ni ba ci ki gën a tuuti nekk koo xam ne nii xañ na day jaay sax kiy jaay sax mango wala kiy jaay sax orange jël pot bi nóoxal pot bi ba boo séenee li muy jaay da nga naan pot boolu mango laa jënd wala boolu orange laa jënd waaw mais léegi cheikh bi ma laaj la foofu li lu tax ñun ñu nekk jullit ba pare di nangu loolu ba pare loolu law fi ba nga xam ni tey loolu nekkul accident nekkul loo xam ni ay benn la daanaka looy lijjanti ci dëkk bi fii dañ la koy wax dañ naan la boo dul neexalaate boo dul joxe fee ak fee duñu lijjanti sa dossier kon loolu nekkul lu woyof kon dafa dem ba nekk loo xam ne dañ koy dundee parce que léegi est-ce que yow mi nekk jullit tey est-ce que yow mi nekk jullit tey boo ñëwee bëgg sa dossier avancé ñu ne la foog nga joxe ndax da nga war a wóolu yàlla ne du ma joxe wala est-ce que da nga naan bàyyil ma joxe pour sama dossier sotti kooku ngay jox tamit moom tam ne jullit la ba pare bëgg lekk sa xaalis te xam na ni daf la war a rendre service parce que ñu koy fay ci loolu mais cheikh bi loolu laa bëgg a wax ngeen jàngatal ma ko mais lan moo ñu dal léegi ñun gëm nañ yàlla wala gëmuñu ko wala dañu jàpp ne loolu dara duñ ci fekk li ñu dal alxuraan tontu na bi ñu waxee waylun lil mutaffifina bi saar bi ay bi daaneel def ni alaa yazunnu ulaika annahum mabuuthun li yawmin azim firi ko maanaam ndax ñiy def lii dañu dul yaakaar ni danañu mas a taxaw ci kanamu yàlla d'accord yàlla dekkal leen évaluer leen sanctionner leen kon ñàkk gëm ne dinañ dekki ñu atte ñu moo fi nekk merci nañ ko wax mu leer kon ñàkk gëm ni xam nga gëm yàlla gëm naa lii doyul xam nga lan mooy gëm yàlla gëm yàlla mooy nga xam ni
yow mi yàlla da la fee indi pour benn mission ni ko suñu rakk ji doon waxe mission boobu da nga koy def waaye yàlla tam boyalu la dana toog ak yow bis évaluer la bu lay évaluer ci mission boobu dina la laaj dërëm bii nga am foo ko jële waaye dërëm bii nga am itam foo ko def lu mu bari bari yàlla dana la laaj foo ko jële dina la laaj foo ko def su fekkente ni nit ki loolu mi ngi ci biiram loolu mooy jullit su fekkente ni yar boobu yar nañ ko am na ko moom du lekk xaalis bu mu moomul du jël alal ju mu moomul du tooñ ku mu wërta tooñ kon luñ fi mën a wax ci suñ jullite bu feeñul ci suñuy jëf kon des na parce que jullite dafa mel ne expert dafa am lu mu ci bëgg a def comme commentaire après ma ñëw ci biram kii bu imam wax tuuti rek ma bëgg ci waaw c'est-à-dire dafa am lu ñuy wax bakshish mooy la petite corruption bakshish dëkk arabe yi loolu la ñu waaw c'est la petite corruption waaw kooku prévention wax ak nit ñi ba lu leen nit laaj te waruñu ko joxe ñu bañ loolu bokk na ci li ko gën a mën a dindi mooy prévention li gën a mën a xeex guerre mooy prévention mais li ma bëgg a souligner encore moo di nit ki bu demee boo ko jàppee mais doyen Fall faram fàcceel ñu lan nga def ci biir prévention parce que xam nga soo nee prévention rek prévention mooy sensibilisation ñun ñi nga xam ne duñu ay techniciens mais li ngay def nii moo ëpp solo c'est ça la prévention Sénégalais yi lay déglu tey dinañu xam ni islam dàq na guerre dinañu xam ni nit warta nangu ñu di ko imposer guerre. ku gëm bés penc. way waroo mën a dundee li nga def tey amul lu ko ëpp solo. li nga def tey mooy prévention li nga def tey mooy sensibilisation il faut que médias yi ils ont un rôle fondamental à jouer contre la corruption. parce que sensibilisation ci ñoom lañ ko mën a jaarale. li ngay def tey c'est la sensibilisation mooy prévention. mu bëgg wax oustaz aussi ne ko waa ji bu jaaree ak otoom nga bàyyi ko mu dem. lu corruption de. corruption tant que dindiwul dara jox la. de corruption. bu la joxee rek nga bàyyi nga bàyyi ko corruption la. waaw loolu laa bëgg a wax. waaw kooku mooy. bakchis et puis aussi li ma bëgg a wax foofu li ma bëgg a wax mooy. waa ji dafa yor oto bu nekkul en règle. waaw nga bàyyi ko mu dem. te normalement da nga ko waroon a téye pour sauver la société. waaw mais parce que danger la ci société bi. léegi moom ci boppam. xam na ni nekkul en règle mu jël xaalis jox la. waaw kooku corruption d'accord voilà. nga nangu xaalis bi bàyyi ko. corruption waaw corruption. loolu laa bëgg a wax exemple boobu laa joxe yow boo ko bàyyi mu dem rek. faute de service nga def. def nga une faute on doit te def nga une faute boo xam ne. def nga faute administrative. ba pare tam def nga faute ci sa gëm yàlla. def nga faute ci sa gëm yàlla et puis. parce que yaa ngi lekk lu lewul ba pare yaakaar nga ni wërsëg mën nga ko amee ci noonu kon yaa ngi def faute. dama bëgg aussi ñu élargir. c'est bien li l'islam wax ci loolu lu am solo la képp kuy musulman tey. te ñu yaakaar ni 95% des Sénégalais xam nañ ni. guerre du lu baax. diine nanguwu ko. islam dàq na ko. et cetera. ni mu ko dàqee lañ ko dàqee ci yeneen religion yi. ñi gën a mën a xeex guerre tey. ñi nga xam ne ñoo gën a mën a xeex guerre mooy tubaab yi. foo ñu gisee guerre. topp ko. foo ñu gisee guerre topp ko. bu du woon loolu suñu mbokk mi nekk en France duñ ko fa téye. tubaab yaa ko fa téye et c'est des milliards. waaw du ma tudd turam parce qu'on est sur un plateau. donc guerre moom day loo xam ni bëgguma woon tudd la petite corruption. dama dugg rek ci mais bi may définir guerre définir naa ko dama ni lépp lu la nit ku sukkandiku ci cër bu ko yàlla jox. mu jëfe loo xam ni. méngoowul ak lu mu war a jëfe parce que dañ ko jox xaalis. kooku mooy guerre muy petite ou grande corruption. xam ne influence am lay jëfandikoo. pour am lu dul cëram. wala mu jox la lu dul sa cër. léegi léegi contrepartie bi mën na nekk xaalis. mën na nekk don mën na nekk sax nga yow mi def sax ngay fay bor lu ñu la defaloon démb nga bëgg a fayal kii. et puis te yow la ko defaloon. corruption bi gën a garaaw actuellement. bu am solo aussi bu nit ñi fàtte. mooy corruption boo xam ne en nature la. dañuy jël ay kër di la jox waaw mais man dama bëgg a jël place imam Kanté laaj la benn laaj. imam nga baal ma. aywa waxtaan la. fii ci chara bi lañ nekk est-ce que ci élection commentaire libre. élection. ma yor sama xaalis bëgg nga fal ma. yow électeur nga.
ma ñëw jox la xaalis pour nga votel mais est-ce que loolu yéen. c'est de la corruption. kooku corruption la. gis nga. ci moment parrainage yi wax naa ko. doyen loolu achat de conscience la de. est-ce que mais corruption non mais c'est de la corruption achat de conscience. en tout cas bu dee ci l'islam moom bu dee ci achat de conscience la ok mais booy seet yow da ngay jël dara. jox nit. pour mu jox la loo xam ni aussi. xëy na. warula ko woon joxe noonu. warula ko woon joxe. c'est-à-dire dañu mais comme Kanté wax. Imam Kanté. je suis d'accord avec lui c'est-à-dire achat de conscience la gën jige. mais xam nga achat de conscience. dafa sorewul dara ak guerre. kii bi frontière bi. tax kii dafa sorewul dafa taxaloo. dafa mel ni am nañ benn téléphone am na kuy woote téléphone comme ça ñu déglu ko ba xam lu mu ñu indil waa dem na waaw bu ñëwaatee rek kon loolu am na solo parce que dama bëgg vraiment ñu toj yax bi parce que li ci nekk ci l'islam li mu soxla ak li réew mi soxla dafa am importance trop te ay ati at damay fekkee waxtaan yi dul jeex du xaaj ñu koy wër-wërloo rek même imam yi oustaz yi thèmes yu mel nii bëriwul de ci conférence yi li ëpp ci conférence yi umra la ñuy waxtaanee yan gàllaaj nga mën a takk ba nekk député wala am soxna bu rafet ak yu mel noonu ak ci suba rek dégg naa benn waaye ci benn rajo muy wax turu yàlla yoo xam ne soo koy waxee da ngay mën a siiw te oustaz la kon suñu société bi xaw na doy waar na donc ak ngistal bi am na ku nekk ci téléphone bi waaw ñu déglu ku nekk ci téléphone bi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa barakaatu. yow la kan bismillah. dafa rëcc. aywa kon il faut que ñu seet suñu biir société lan mooy tax nit ñi di nangu ger bi ak di geraate parce que xam nga ñaar yëpp am na parce que man doyen man am sama feebaru xol ba ñëw di la ger ba pare yow nga bañ. oui mais lu tax suñu réew mi fi mu nekk nii daanaka koy ger mu nangu ba pare ñiy geraate bari léegi nag Birane yow balaa Birane ñëw Gelawaar. waaw tontoom laay andi ñàkk jom. ñàkk jom gis nga nit day am ngor. li ñuy wax lâcheté ci tubaab. mooy ñëpp dañuy jaar fii pour am yow nga ne du ma fa jaar damay teggi loolu ñàkk jom la. waaw ñu baal ma waxin wi nag mais noonu la. noonu waaw téléphone aywa bismillah na ñëw na jàll bu fekkee c'est prêt ñëwagul d'accord Cheikh Taïb waaw Birane Pouye yow da nga ci secteur bi nga nekk yow da ngay laami soog nit ñi fu nekk da nga fay dugg secteur yu am xaalis da nga fay dugg li gars yi di lijjanti nga lu ci bëri da nga ciy xam parce que yaa ngi ci informatique bi da ngay gis transaction yi mais léegi yow da ngay waxtaan ak jeunes yi aussi ñëpp mais pour yow ban mentalité tey moo tax ban état d'esprit moo tax tey sénégalais yi ñi sawar di geraate ak ñi sawar di nangu ger parce que ñaar yooyu mooy tax ger nekk ci société bu ci amee benn bu manqué rek ger daana ko di dem bu fekkee ñu bëri ci ñun du ñu nangoo gere loo bëgg ko la ger te geruñ la fooy jëlee ko la ger bu fekkee tamit man damaa sawar ger yàlla na mu ci yàlla musal sama bopp laa sañ a wax te kële nanguwul ma ger ko kon tamit du dem kon ñaar yooyu dafay bëri moo tax Sénégal xaw a sonn ci affaire ger léegi Birane noo analyser loolu jërëjëf Imam Kanté macha allah di gërëm bu baax professeur ak angle n'est-ce pas d'analyse yi am na solo c'est vrai que ku nekk ci mbir mi yemu la koo xamante da koy làmbaatu li gën a am solo Oustaz Kanté ñu war ko xam mooy comme tey dañu bëgg wax ci corruption donc émission bi jeex na ak li nga xamante ne mooy faux billets il faut que ki ñuy seetaan mu mën def la bonne lecture lan lay def bañ fu nekk ñu xëcc fa rek professeur Ngouda dafa wax lu am solo que Sénégal dafa nekk ci pays boo xamante ni comme pays yi ko jege yëpp jox na la exemple par modestie ak par rigueur li nga xamante ni moom la jàng mu waxul ay pays yu ñu jege li ñu war a xam mooy adduna bi ñuy yeewoo Imam Kanté tout le monde n'est pas religieux mooy du ñëpp ñoo gëm yàlla pare wuñu sax pour ñëpp gëm ko te yàlla leer na ko bal ak sum laa yu mel noonu li ëpp duñ gëm donc yow mi am say principe de base yow Imam Kanté toi tu es musulman nga utiliser say outils ni yi mooy jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu war a nattoo nit ki pour moom mu xam lii dagan na ak lii araam na nit ñi dañ dépasser le réflexe su li illicite ak licite maanaam nit ñi dañu dépasser par yow imam bi wax ak ñoom
ak ñoom la ñuy jëf ñoom dañ lay xool sax di la yërëm naan la imam bi comprendre wala nandul yow boo nekk société boobu ngay yeewoo penc mi ngay waxal yow mi nga xamante ne yaa jàpp ne yaa xam te ka ngay waxal moo la ëpp doole moo la ëpp alal moom boo wax sax du la dégg toi tu n'es pas audible tu n'es pas lisible kenn mënu la lire kenn mënu la dégg bu nekk ci société boobu fu ñu def la bonne lecture. Pourquoi la bonne lecture sa njëlbeen laata yàlla subhaanahu wa taala dañu indi ci kaw suuf wax nañ ni ñuy nekk ci kaw suuf waaye jamono ji di wéy ba ñun imaam ñu tombeek si àdduna buy jeex yonent bi ko yàlla indee ci kaw suuf si la àdduna bi di jeex bu àdduna buy jeex nag day am yu muy àndal on n'a pas le choix ñun dañu am malchance su tombeek àdduna buy jeex àdduna buy jeex day am yu muy àndal mooy ki nga xamante ni moom moo xam dañ koy jàppee ku xamul ki am mooy ki nga xamante ni mooy ki nekk kenn ku nekk bëgg nekk nag léegi nit ñi fàtte nekk rek yitteel leen ba ñoom duñ li yitteetoo lan la ñuy amee il faut que j'existe exister c'est avoir quelque chose naka laay fexe ba am xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti yan yoon laay jaar man loolu mooy sama objectif dans cette vie nan laay fexe ba oto bu rafet bee kee am ban yoon laa war jaar ba am oto boobu yow mi lijjantil xaraam ak kii àllaaxira ñëwagul yenn soxor yàlla melul noonu bu ma wax lu ñëwagul actuellement lan laa bëgg iPhone 11 bi mujj am moom laa bëgg am oto bu rafet moom laa bëgg dawal c'est ça mon problème boo nekk ci àdduna bu mel noonu yaa ngi wax ni Sénégal ñu ñëpp ñu ngi ay Sénégalais ñu ngi yeewu di gis ay immeuble yu jóg kenn ku nekk taaba na ñenn si ñun ba am seen ay kër ku ne la nga daj am na ñoo xam ne suñu bàyyi sa bu njëkk ba day liggéey ba retraité doogee am benn parc bu ñu yeewoo yow nga nekk benn jeune boo xamante ni yàggul fenn dem naa ci benn pays ma dem ñu ne ma fii dañuy jaay suuf mais suuf si dañ koy jaay dañuy jaay hôtel samp ka jël benn ay dëkk yu am valeur ñu samp hôtel bi bu ñu ko sampee ñun léegi ni ñuy jaay mooy des titres fonciers ay néeg ñu ne néeg bi 300 millions lay jar mais néeg bi titre foncier la yow boo ñibbee sa kër nit nekk ci wala nit ñàkk nekk dañ lay jox xaalis waaye bi ma ñëwee mën ko néeg ñaata lay jar mun ma 300 millions après mun ma looy liggéey mën na ko je suis ingénieur informaticien mais damay def li nga xam mooy communication mun na foo dëkk mën na ko Sénégal la dëkk mun na pourtant fii ci kër yi li ëpp ay Sénégalais jënd nañ ci waxuma la benn néeg waaye ay ñetti néeg mooy 300 millions fois 3 c'est presque 1 milliard mu ne des Sénégalais ñoom fi jënd ci ay néeg ay africains ñu jënd ay néeg mu ne ma hôtel bi daanaka jeex na pareegul ñu ngi koy waaj ñu ngi ci ay fondation néeg yëpp jaar na li ëpp ji ko jënd ay africains nan nga delloo ci gannaaw ñan ñooy africains yi mooy àdduna bi pays yi nga xam ñoo gën a sonn ñoo gën a pauvre ñoom ñoo ëpp alal yi ñu jënd faisons la bonne lecture bu ñu ñëwee ci africains yi ñoom Sénégal ñu ne on est des pays musulmans imam wax na ko on crée des événements religieux tout le monde est musulman ku nekk sol sa xaftaan bu rafet vendredi ñëpp dem ci jàkka yi mais au fond lan mooy xew au fond mooy jullit bi nga xamante ni moom li imam Xuseyb doon wax iyaakum wal xushu fa nifaaq de grâce maa ngi leen dama ko wax xushu fa nifaaq mooy koo xamante ni jëmmam lu baax la lu yiw la lu correct la mooy lutter contre la corruption n'est-ce pas lii yëpp baaxul alors que lui au temps bi jamono ji mu koy wax il sombre dans la corruption mi ngi ci biir yenn saa daa woon na wax koo xamante ni mi ngi tàllal ay loxo naan yaa rab di ñaan boromam fekk yére bi mu sol lu xaraam la ko amee biir bi la koy fesal lu xaraam la mu ne fa annaa yustajaabu la naka lay yàlla nangoo ñaanam koo xamante ni dañ ko maanaam léppam lu xaraam la mu ne muy tàllal loxoom yàlla mu ne ça quelles sont les conditions qui vont se créer pour que lui yàlla nangoo ñaanam pourquoi parce que yàlla subhanahu mun duma ko sax maam kooku à l'échelle divine il n'existe même pas maanaam koo xamante ni il est corrompu wala corrupteur la yàlla ne na yow existé too sax si man parce que pour nga exister foog nga créer connexion bi te boo tàllee sa loxo gisuma la mooy existé woo kon faisons la bonne lecture mooy des choix de vie imam chaque fois nit sonn ci àdduna bi di wut dara laataa mu ngi am dara dal ga gur gu nekk ay nit dee ci accident ñi ay malaise te yéen boo daawoon na ko wax bokk na mandarga axiru zaman xatlul xatl muy ay meurtre n'est-ce pas al mawtu baxtatan ce qu'on appelle les morts subites les malaises yoon sax ne woon na axiru zaman mort subite mooy rey nit ñi malaise mooy rey nit ñi góor jigéen day tas si kaw suuf yàq day tas si kaw suuf donc actuellement li ma ci kontaan loo tiital ma kontaan loo mooy yoon saa salaam waxam dëgg la kontaan loo na ma torop ma gën a gëm yoon saa salaam mais tiit parce que on est dans l'environnement où lépp lu mu prédiroon ni su ngeen si nekk leen koy gis jamono ji ñuy dund mais li am solo fu mu tënk imam Kanté moom mooy lan mooy dañu gis ni jamono ji nit ñi dañu yittewoo xam nga yaa ngi wax imam léegi fausse monnaie xam nga monnaie lan la taux de confiance envers quelque chose kóolute bi nit ñi am ci dara rek loolu moom mooy xaalis mais bien sûr lan mooy xaalis mais imam pourquoi yenn zone amatul li nga xamante ne mooy ay fausse monnaie pourquoi parce que dañ dépasse loolu man je suis dans l'informatique je suis dans la monétique on développe pourquoi ñuy wax wallet monnaie électronique léegi nit ñi dañ dépasse sax yore faux billet
pourquoi parce que xam nga yenn pays développés pourquoi faux billet dafa amati doole parce que lépp luy jënd lu am valeur doo ko yorati xaalis nii. pourquoi parce que xaalis nii physiquement ñi ko lu mënta ñàkk da nga war a yore xaalis physiquement waaye booy jënd oto ay millions lay jar compte bancaire wala virement la boo tax boo demee ci yenn pays soo yoree xaalis bu bëri loolu crime la tu n'as plus le droit moo tax ñun bi ñu ñëw nu ñuy def on fait la bonne lecture ñu sëpp àdduna bi ñun àdduna bi kon comme que France mënut fi nekk États-Unis mënut fi nekk nan dem fan la mën nekkee Afrique voilà nous sommes là en Afrique nous sommes ici après ñan ñi xool ñi ëpp doole mooy ñan mooy ñi nga xam ñu am pouvoir moo tax lan mooy corruption moom mooy lan M mooy monopole plus pouvoir mooy T transparence fépp fu am monopole am pouvoir te amul transparence naturellement on vit dans la corruption ñun malheureusement pays africain loolu nañu identifié te base moo waroon nekk nit ki chaque fois dundam lépp mu koy dëppale li nga xamante ne mooy dund borom bi loolu moo tax yoon saa salaam bi mu waa ji nga xamante ni da doon dajale alal ji imam Taay dina ko dëggal maanaam di dajale alal bi ñëw yoon saa mu ne que lii de bi may jël asaka gi nan ma ko jox waaye lii dan ma ko may yéen dafa mer ça le fait que waa ji identifié nekk ci yoon boo xam dañ koy liggéey loolu yoon islam muy récupérer asaka ñooñ di ko jox ay asaka mu ne que ndax boo toogoon sa kër baay wala sa kër maam wala sa kër wayjur ndax dina ko jox ça pour montrer yoon sa rigueur bi mu amoon di identifier lu dagan parce que imam xanaa xamoo boo sa biir bi bu fekkente ne lu lew moo ci nekkoon nga lekk ci lu lewul lépp day nekk safar lay mujjee pourquoi nit ñi defuñu la bonne lecture lépp loo am baax na mais fexe lépp looy am na lew voilà foog naa ni 5 minutes moo ñu desee ci émission bi kon léegi lu may def ma jox à l'expert 1 minute 2 minutes mu def tàggatoom en même temps ma jox après imam Tahir bu ko defee aussi ñu mën a tàggoo ci émission bi oui dama bëgg tàmbalee fii imam jeexale bon la monétique ne règle pas le problème xoolal tey au niveau de la monnaie numérique au niveau par exemple du Sénégal il y a eu 290 millions d'opérations 2800 milliards de francs CFA yu ci jaar mais xaalis boobu fu mu jógee. combien de temps. oui non pendant l'année c'est-à-dire tout cela pour dire que xaalis bu bon mën na dugg ci monnaie numérique d'ailleurs loolu la criminels yi di def actuellement ils utilisent le mobile banking pour quand même dugal xaalis bu bon bi bon beneen bi ma bëgg a terminer aussi moo tax il faut l'encadrer il faut que banque centrale joue ci un rôle extrêmement important oui il faut l'encadrer il faut ñu encadrer la monnaie numérique beneen bi mooy oustaz dafa wax lu am solo. ñu ngi may signaler ni émission bi ba kon eggali loolu rek. oui bu am solo daf ni lépp ci ngor la lalu. corrupteur bi ñàkk ngor la wone non le corrompu plutôt corrupteur bi ñàkk gëm yàlla gëmul boppam bu gëmoon yàlla gëm boppam am na loo xam ne du ko nangu ak aussi ñu yàkkamti seen àddina am na ay jeunes yoo xam ne dañu yàkkamti seen àddina da nga bëgg a liggéey tey am oto tey am immeuble tey am xaalis tey lu ne mën nga ko nangu. tabarakallah kon xam naa. maam yaa ngi tëj waaye ay waa internet ñi ngi wax ak yow fii. aywa xanaa ñu jël peut-être benn. waaw benn laaj leen laaj ñu ne imam dama bëgg a xam ku nekkoon ci lii maanaam ci lu jubul. ba nga nangu ko léegi instant lan mooy àtte maanaam tu étais corrompu après nga accepté que ni voilà léegi lan mooy àtte islam ndax da ngay delloo alal ji nga jëloon delloo immeuble yi. allahu akbar kon sensibilisation bi ñuy wax déjà rek mu ngi def effet nii. mooy la kon wax bi am na solo. waaw instant bi yaa ngi live Facebook donc nit ñi ngi connecté wu en direct ñi ñoo posé. ndeysaan man li ma ciy njëkk a wax mooy. imam Tahir lay jox mu tontu mooy faqih bi. déjà sargal. ki def loolu li yombul de. li yombul de bëri na ay nit yoo xam ni. am na lu ñu yor loo xam ne xam nañ ni lewul. waaye xëy na eggaguñu ci bëgg a sellal seen bopp ba mën a def lu mel nii. wala imam Tahir kii lan nga ko mën a sànni rek après ñu seet nu ñuy def. wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun ñu doon def riba démb bi yàlla diggee ak i aayaam ñu gëm ko yàlla daf ni leen bu ngeen tuubee kon li ngeen yoroon yéen a ko moom yàlla may na sarax na leen ko. tey nag à partir d'aujourd'hui fii ngeen tuubee ba keroog yawmal qiyaama bu leen fi defati lu daganut ndax du ñu daal di mabba alal jooju wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. kon nag kii def laaj boobu na xam ne na arrêté à partir bi mu laajee léegi nii. bu dee sincère na ci moom. à partir de maintenant li mu yor ci alal. na ko téye mais à partir de maintenant.
bu mu defati dara loo xam ni ger la wala xaalis bu lewul. kon nag ñu ngi tàggu ñi ñu doon seetaan ñëpp ci àddina bi di remercier l'expert le doyen Ngouda Fall Kane waxtaan bi am na solo imam Tahir Fall imam Biram Pouy di leen jox rendez-vous jeudi prochain incha allah ci ban thème bu am solo encore nekkinu daara yi ak xale yi ci Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullahi taala. Càmbar si diine sur ITV.